mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dal leen ak jàmm ci xibaar digg bëccëg gi li ci gën a fës bokk ca Malika mi nga xam ne ni mu ngi jooy doomam bi nga xam ne daal nañu ko faat démb ab gang nag def lu ni mel tax nag ba ñoom fu mu ne nii ñu ngi yëkkati seen i ay kàddu di wax ne daal soxla nañu ñu renforcer li nga xam te ni moo di wàllum kon sécurité bi moom moomee di kon xale bañ fa faat tey la ñu koy jébal moom wax ci mbirum Bougazelli ay kaddu daal di jóg ci ñi nga xam ne nii ñoom ñooy opposition bi ñaaw li nga xam ne moo di wàllum trafic phobie yi ak li nga xam ne nii moom mooy mbir yi nga xam ne nii jot na am ci moom ci Bougazelli yi dinañ ci teewlu seeni ay kaddu ci biir jotaayu xabaar yi Bougazelli kon fas yéene daal di jàkkaarloo ko ñi nga xam ne nii ñoom ñooy kon waa attekat bi tey ji ci ngoon bu 16h jotee ñu wax nag ci li jëm ci wàllum courant bi ñu ne daal dañu ko yokku tax nag ba fédération bu consommateur yi daal di ñaawlu na nga xam te ni noonu la nguur gi di doxee ndax nag mu mel ni joxul benn gëdd ñi nga xam ne ñoom ñooy kon askan wi ci biir xibaar yi dinañu teewlu seeni ay kaddu toftal ci bés bi nga xam ne moom la ñu jagleel enfant africain di bésu àddina wërngal këpp di ko kon célébrer fii ci Sénégal tamit ñu gis ne ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yi ñu ngi jànkoonteel ay kon ay jafe-jafe yu tar dinañ leen teewlu ci biir jotaay xabaar yi jàngat bi ñu suñu naataango Mamou Diaby Gassama defal ci biir jotaayu xabaar yi toftal ci xibaari biti réew yi léegi-léegi ñu yëg seek yéen ci faram-fàccee gi ñu wax nag ci li nga xam te ni moom mooy yokkute gi ñu nemmeeku ci wàllum courant bi fédération bu association sénégalaise bu consommateur yi nag daal di yëkkati seen ay kàddu gis ne daal gouvernement bi amul benn considération jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñooy kon askan wi Jean Pierre Dieng jokkoo ko téléphone ak Théodore Semedo ñuy wax ne élément bi yembagul dinañ ci ñëwaat ñu wax leen ko sànq ci ndoxteel gi bés bi niki tey dañ ko jagleel xale yi nga xam te ni xale yi kon lañ ko jagleel tax nag ab taxaw seetlu am ci xale yi nga xam ne nii ñu ngi ci àddina bi waaye tamit fii ci Sénégal nan la ñuy dundee bëri na loolu ci ay jafe-jafe yoo xam te ne ñu ngi koy jànkonteel jëm ci ay xeetu violence yu ñu leen di faral di teg kenn joxu leen gëdd ba nga xam ne nii moom la ñu leen jox ci li nga xam ne moom mooy droit de l'enfant Mamou Diaby Gassama defal ñu ci ab gëstu ñu daal di ko teewlu. alarba ji yemook ñaar fukki fan ci weeru novembre di bés bi ñu jagleel ci àddina wëggal këpp ak yelleefu xale yi ren ji nag mu daal di yemook fanweer at ñi magal bi li bés dana tax ba kilifa yi saytu def ab jàngat xool ndax askan bi ñu ngi sàmmwante ak yelleefu tuut tànk yi ci jamono ba nga xamante ne sax 193 réew ñoom ñoo ko daal di ratifié nekkinu tuut tànk yi ci àddina wëggal këpp rawatina gox ya nga xamante ne am na fa ab guerre doy na waar loolu ndaxte bu jamono ci ñi ngi woy di violer seeni droit ñi daal di nemmeeku ni xale yi ni gox ya nga xamante ne am na ab fitna say sune ñoom ñooy doon guletu victime ci ñi di loru ci bile fitna li ni mel tax na ba xale yi seen nekkinu baaxutu dara waaye tamit dana tax ñiy daw di làqu ci lii di xiif bu tar ci réew ya nga xamante ne dañoo dool tax na ba xale yi di loru ci lépp lu ñeel ci seen ak yelleef ndaxte niñ leen di yore baaxut waaye tamit dañ leen di exploiter donte sax communauté internationale tëral na ay mbir ngir ñi sàmm ak yelleefu tuut tànk yi gis nañ rek ba jamono ji xale yi nag ñu ngi leen di lor ci bataaxal ba nga xamante ne moom la jot a jëbbal UNICEF mi ngi soñu képp ka nga xamante ne danga violé ak yelleefu tuut tànk yi waaye tamit boole ci di leen exploité. Assemblée nationale daal di nag adopté li nga xam ne mooy projet de loi bi fas yéene daal di dàq lii di élection locale yi ci dibeer gi lañ ko kon jàppoon ñu daal di ko kon dàq ki nga xam ne mooy jëruñ gi ñu dénk wàllum biir réew mi nag daal dina xam ne daal ñenn ci ku jégi si boppam ñoom ñoo kon sàkku lu ni mel Abdou Khoudous Diallo. ci pencum ndaw réew ma député yi daal di wote ngir ñu dàq lii la élection locale jëruñ bii di Aly Ngouille Ndiaye di leexal. ñoom ñëpp ñoo taxaw ne. élection 1er décembre 2019 nañ ko toxal loolu d'accord nañ ci ñeenti poñ lan d'accordagul parce que réunion yi jeexagul benn bi mooy naka la ñuy falee adjoint maire yi ak vice président conseil caution bi parrainage bi am nañu ko bëggul am nañu ko bëgg ñun dañoo jox suñu bopp délai boo xam ne bii am nañ yaakaar ne bu ci ñëpp defee bonne volonté duñ ci yegg mooy au plus tard le 28 mars 2021. tax na ba Mamadou Diop Decroix di ne
amuñu rapport de force, les lois n'ont pas été changées. Macky Sall est sorti des élections ne léegi damaa bëgg ñu discuter. Qu'est-ce qu'on fait? On reste chez nous, on discute. L'opposition a dit on discute parce que ce pays-là, il est au-dessus de nous et du président de la République. Première exigence, c'est l'audit du fichier sur pièce et sur place. La ñu wax. Délégation spéciale. Moi, je ne suis pas d'accord. bile yoon itam mbir mi leer na élection locale yi dàkk nañu ko ba jëmmi jamono. Abdou Khoudous Diallo ñu wax nag ci mbirum faux billets yi ak ki nga xam ne moo di Seydina Fall Bougazelli gannaaw ci mbirum kon trafic faux billets yooyu yenn ci ay parlementaires yu ko jégi daan nañ ci yëkkati ay kàddu rafetlu ñu benn yoon lu ni mel daal di ci wax ki nga xam ne moo di Cheikh Abdou Bara Dolly moom moo ci yëkkati ay kàddu nañ ci ñëwaat ci suñu yeneen i jotaayu xabaar ñu jàpp ne rek moom di Bougazelli kon war a taxaw ci kanamu àttekat bi tey ji ci ngoon maanaam bu 16h jotee ci kanam tuuti nañ ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo ñu dem nag ci askan wi ci kon ña doon liggéeyee ca fi nga xam ne moo di Al Madina FM liggéeykat yooyu nag gannaaw ba leen seen njaatige dàqee ñoom daal di nañu jotoon na jébbal mbir yi yoon ñu jëloon na dogal daal di tëj li nga xam ne nii moom mooy boobu lépp rajo ñu bëgg ko ubbiwaat nag ñoom ñu yëg lu ni mel gis ne daal mbir yi teguñu ko ci yoon ñuy jàppale leen ñi di waa CNTS bu Kaolack kii di Abdou Ndiaye secrétaire général bi moom moo ci yëkkati ay kàddu ñu teewlu ko ak Alhassane Ba. dafa am ay liggéeykat yu nekkoon Al Madina FM di fa liggéey ñu xëy suba dàq leen dàq bi ñu leen dàq teguwul ci yoon ñu saisir tribunal du travail bañ demee ñu condamné leen mu nekk un montant plus de 15 millions de francs CFA bañ ko defee moom sëriñ bi def appel ba mu defee appel ñu dem cour d'appel confirmé décision première instance ñu jox ko huissier bi maître Moussa Ba mu jox ko un commissaire priseur bi ñu defee premier saisie bi moom sëriñ bi def référé sur difficulté bañ demee tribunal topp ko ci loolu le tribunal a ordonné la continuation des poursuites sans nouveau référé maanaam nañ continuer poursuite bi te dootuñu mën a def beneen référé donc avec un délai de paiement de 2 mois ci ñaari weer nañu fay liggéeykat yi seen xaalis depuis tabaski bi ba mu desee 1 mois ay 20 jours yooyu ci lañ tëj rajo Al Madina FM c'est entre l'huissier et le commissaire priseur ñu yaakaar nag ni lekk ak dafa baaxul ay mère de famille ñu dàq leen dàq boo xam tegul ci yoon le syndicat jël dossier bi en main porté ko devant la justice ñu gagné fu ñu dem ñu duma leen dégg nga huissier bi war a taxaw moo commissaire priseur bi ñu fay liggéeykat yi seen xaalis bi ëpp na 15 millions tey jii ñun ñu yaakaaroon ni yoon mooy dox ci dëkk bi ñu yaakaaroon ni nekkul ni ku am doole ak ku néew doole depuis 4 ans ñuy daw ay jigéen góor war na am yërmande ci jigéen lu may di ko toroxal parce que toroxal bi weesul c'est illégal c'est arbitraire on va saisir le premier président on va saisir le ministre de la justice ces gens-là li ñu nekkee fii ci dëkk bi teguwul ci yoon il faut que ñu dénoncer leen ah Al Madina FM ba ni waratul émettre tant que fay ñu liggéeykat yi seen xaalis loolu mooy waxu dëgg. ñu wax ci liggéey bi nga xam ne sumb nañu ko ci conseil supérieur bu fonction publique locale intersyndical bi nga xam ne moom moo ëmb liggéeykat yu collectivité territoriale nag daal nañu xamle ne daal ñoom yeexaay ba si boppam moom moo leen neexul ñoom sax nee nañu fas nañu yéene daal di banque seen loxo duñu fas ci xàncaaku moroomam weer bi ñu dëgmal kii di Sidia Ndiaye ak i kon ñooñoom la leen metti tamit dëgg moom mooy bedd gi ñu leen beddi ci yenn ci ay dogal yi nga xam te ne dañ koy faral di jël xooxandong lañ ci àndal. kuréel bi ëmb liggéeykat yi nekk ci collectivité territoriale yu Sénégal ci talaata ji la amal ab janoog taskatu xibaar yi ngir ñaawlu yeexaay bi état wu Sénégal yeex ngir jël décret bu mujj ci li ñeel conseil supérieur de la fonction publique locale rax ci dolli nag ne alarba fas nañoo yéene déposer ab préavis de grève. Depuis le président de la République a installé conseil supérieur fonction publique locale ba léegi ñu ngi respecté en tout cas ñun suñu kaddu. mais gis nañ ne côté gouvernement dara xew maanaam décret bi nga xamante ne moom la ñu war a signé mooy décret bu mujj ci kii bi ba tey defuñu dara donc loolu moo tax tey ñuy informer opinion bi que gouvernement bi daal la balle est dans son camp. combat bi nag dañ ci forcer te dinañ ci dem ba jeex lu mu laaj nañ ko jox demain suba ñun ñëpp signé nañ fii préavis de grève danañ ko déposer suba ci table
directeur du travail et de la sécurité sociale. Daouda Badiane mi secrétaire général lu kuréel bii di SUTMS UNSAS yëkkati ay kàddoom ngir ñaawlu bu baax li nga xamante ni bu ñuy jël ay dogal duñ leen woo benn yoon. Est-ce que état fulaal na en tout cas travailleurs yi dara wonewu ko d'abord parce que li ñuy def booba léegi amul benn travailleur buñ ci boole parce que Sénégal ñëpp mën nañ ko témoigner parce que dafa am ay kuréel yi nga xam ni yooyu la ñu samp en tout cas muy saytu affaire décentralisation au Sénégal bi ci njëkk te boobu je pense que moo ëpp solo yëpp moom mooy le conseil national de développement des collectivités locales. acteurs yëpp a presque di acteur état ak yëpp présent nañ sauf les travailleurs. La journée de la décentralisation, mais tout le monde est présent sauf les travailleurs parce que on a invité tout le monde à Diamniadio sauf les travailleurs. li ni mel nag tax ba syndicaliste yi ne dinañ amal ay yëngu-yëngal. Le 28 novembre nañ dem Tëngéej def assemblée générale de mobilisation et de sensibilisation pour que travailleurs yi xam ne combat bi door na. Le 3 décembre Pikine la ñu jëm. Le 10 décembre Guédiawaye. Le 17 décembre Dakar. Pour que ñëpp en tout cas ci région de Dakar nga xam ne moo constitué le gros de la troupe ñëpp ñu mobiliser xam ne dañu dem ci combat boo xamante ne nag day dëgër donc bu ñu defee loolu ba pare danañ ko évaluer nag bu ñu évaluer nag fa la ñuy fixer date grève générale. yi lay liggéeykat yu bootu ci kuréel gile di woo état wu Sénégal mu jël ay matuwaayam ngir dakkal jafe-jafe yi ñuy dundee. xooxaan nga ñu wax ci ONAS jamono ji nag jafe-jafe am ci bërëbu liggéeyukaay boobee ndax nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di liggéeykat yi bëgg nañu ñu fay leen li di seenu prime de rendement maanaam daal lañu leen war a jox ci ay ndàmpaay mer ba futt la ñu def joxañ tuuma seen direction ne soo moytuwul sax ñoom dinañu bank seen loxo ne duñu fas ci xàncaaku moroomam Fatou Bintou Diouf. au usé kenn bëgg koo fanaanoo ci sa néeg wala sa kër ñoo ci nekk di ci sonn ak risque yi ñu nekk. ñu ciy xuus des fois sans ay conditions de sécurité des fois duñu am ay masque taw biir gi amuñu ay imperméable ñu nekk restaurateur un peu partout ñoom am na ñoo xam ñu ngi tëdd seen kër di nelaw. gannaaw ba ñu toogee ca office national de l'assainissement du Sénégal liggéeykat ya fa nekk seen boolu mu ñu kaay fees na gannaaw bu ñu toogee diir bu yàgg te du jotu ñu seenub nampaay waral ñuy ñaxtu. président de la République moo ñu félicité en 2018 par Mansour Faye la ko joxoon mu félicité les travailleurs encouragé leen ni leen continuer ci lancé boobu. administrateur yi mu fal ñoo voté prime de rendement am nañ rendement jox nañ ko SONES jox nañ ko OFOR jox nañ ko boîte yëpp am na ñu des. mais ñu des ñooñu ñun ci lañ bokkul lu tax. gannaaw mer jañu àndal yooyu lee liggéeykat ONAS ñaawlu nañu bu baax yorin ak doxalinu Lansana Gagny Sakho di njiital ONAS. li tax Macky Sall dem bay signé mu signé ñëpp bañu tam ñu ko daan signal SONES jot nañ mën leen laaj OFOR kaay mu wax leen lu mu doon. marché boobu année bii weesu biñ ko daan lancé par 3 ans ñu koy renouveler dafa am problème. parce que bañ ko lancé ka ko gagné ñeneen ña daf ci am ñu déposer seeni recours. kooku remonté ba au niveau de la cour suprême qui est l'autorité la plus haute juridiction du pays kooku annulé marché bi. léegi situation bi foofu la nekkee ñun nag dañuy ñaan problème yooyu am du ñun gestion wu une direction la mais ñun travail ONAS agent de maîtrise technicien chef de service liggéey nañu bay bëgg a dee. bu weesoo jafe-jafe li ni mel ca office national de l'assainissement du Sénégal délégué ya fa nekk sàkku ci nguur gi mu indi ci ay saafara lu ko mooy daañu jébbal ci fan yi di ñëw kilifa yi après avis de grève ngir rek fësal seen nëpp góomu xol. bu fekkee dañ ko koy ñaan ci njëkk su ko deful nag bu cëgg desatul ci guy mais ñu dépose suñ préavis de grève tëj réseau bi Ndakaaru Njaay partout. ñu daal di wutali ji lycée René Thélade bu Sakal mi nga xam ne daal na tàjji yees ñeenti salle de classe benn réfectoire ak benn cuisine maanaam daal wàññ loolee nag mu am ci lëkkaloo gi nga xamante ni Argenta Malmot daal ni ko am ak Sakal ñi nga xam ne joxe nañu sax lu tolloog 1,0 million ci suñu ay koppar boobu lépp kon lycée ngir moytu wala sax dàqal leen li nga xam ne moo di wàllum abri provisoire yi Oumar Kay liñ ci àndal ci leeral. ñeenti salle de classe cuisine ak bërëb boo xamante ni fa la élèves yi di lekkee lycée René Thélade bu Sakal daal di sancoo bërëb yu bees yi nga xam ne comité de jumelage Malmot Argenta Sakal ñoo ko fa def. lycée bi nag liñ ci gën a bëgg mooy lycée mu dem ba lycée bi
di méngóol ak lycée yu gën a mag Sénégal parce que si seen résultat vraiment lycée yi gën a mag Sénégal yóbbul leen dara parce que xale yi même conditions yi ñu ngi siy am ay résultats yu baax bëgg nañ def bloc scientifique bëgg nañ def ay jéego pour ñu am salle informatique bu ñu amee salle informatique am bloc scientifique am auditorium am sport am lépp luy lycée yu mag yi am ñun daal suñu loxo du si jógati. administration lycée bi ñoom di noyyiwaat bu baax ndax jafe-jafe yi nga xam ne élèves yi daan nañ ko dund ndax salle yu fees tey jii tawat googu daal di wàññeeku bu baax. waaw abri provisoire moom wax dëgg neex yàlla moom yàlla dimbali ñu amatul mais nag c'est pas parce que ni amul que ni manqué wuñu salle de classe parce que wax naa ko sànq ci nasaraan dañoo def ay pexe. Cool ak Mbataar war nañ ñu defal ñeent état bi waa IA ñoom wax nañu daañu defal ñeent ñii nga def ñett yi ñu def ñii ñett yi. nee nañu également mën nañu defaat yeneen ñett ak bloc scientifique donc bu loolu dajee boo ko boolee muy fukki saal ak benn yoo xam ni yaakaar nañu ni dana ñëw te bu ñëwee day doon yokkute ci njàng mi. éducation nag nekk compétence transférée waral collectivité territoriale yi ku nekk da nga koo def priorité waaye nag communes yi dañ ciy am ay jafe-jafe lool ndax ñàkk ay moyens yu doy waral coopération décentralisée nekk lu am solo lu nu warul sàggane bu ñu sukkandikoo ci maire bu Sàkkal di Cheikh Birahim Diagne. Depuis près de 20 ans, cette coopération atypique. lu jege ñaar fukki at a ngi nii ñuy yëngatu ci coopération décentralisée mu jural ñu ay réalisation yu bari ci domaine yu wuute bésub tey bii nag firnde la ci li may wax. en constitue un exemple patent. cérémonie d'inauguration bi nag doon am ci teewaayu autorité administrative bu arrondissement bu Sàkkal inspecteur d'académie ak ñi ñëwoon représenté commune bu Malmont ak Argenta waaye tamit kilifa diine yi ak kilifa aada yi doon nañ teewe ndaje moomu. Oumar Kayre Louga Walfadjri. Oumar Kayre ñu jaar noonu dem ba biti réew xooli ji la fa xew ñu ànd ci ak Moussa Sène. xibaaru biti réew ñu doore ko ca Mali ak benn ndaw bi nga xamante ni moo faat foofu ab benn imam niki démb lañ ko doon àtte mardi bi mook fukki fan ak juróom-ñeent ci weerub novembre foofe ca Bamako ba tax rek tribunal bi daal di koy daan ngirub ndund ba tax rek niki démb mën nañ ne meeku ay partisans musulmans yi nga xamante ni ñoom nag biñ ñëwee assister si li ni mel dañ doon yuuxu di réclamer peine de mort wante nag terewul noonu niñ ko bëggee woon la ko tribunal bi def ki defoon naawteef boobee di Moussa Guindo moom nag reconnaître na moo rey imam boobe nga xamante ni ci jàkka ji la doon dem ngir julli. dem ca Burundi moom ñii di autorités yi nag daal dinañ xamale ni rek ab cong meurtrière bi nga xamante ni am na foofee cong boobee nag mi ngi am ci guddi samedi jàpp dimanche ñu faat ci lu toll juróom-ñetti soldats yi nga xamante ni ci ab camp lañ leen fekk wante nag ginnaaw lim boobee ñu gis ni rek am na fukki militaires yi nga xamante ni boobu ba léegi kenn gisu leen loolee doon attaque boo xamante ni moo doon attaque bu gën a meurtrière foofee nga xamante ni moo di ca dëkk ba di Burundi ci atub 2015 ba léegi attaque boobee nag ko def ñoo di ay terroriste ñi ngi ko defee rek ci benn bërëb bi nga xamante ni mi ngi faree foofee ca Burundi ci ñaari waxtu ci guddi gi ñoom nag dañoo armé wu woon sol ay gilet ak ay lunettes guddi ngir rek mën a amal wala sax mën a réussir seen attaque boobee. jeexale ko ak xibaari biti réew ak Iran ñu gis ni rek manifestation yi amoon jamono ji ñu ngi wéy rek di am foofee wante nag nemmeeku nañ ni gouvernement bi dafa jël matuwaay ba tax rek ñu commencé di arrêté ñi nga xamante ni ñoo jiite manifestation boobee mën nañ jàpp sax lu toll ci junniy doomu aadama nee na jàpp nañ leen ginnaaw buñ doon amal ay yëngu-yëngal di ñaxtu rek yokku teb carburant bi nga xamante ni moom lañ fa nemmeeku wante nag ñu gis ni boobaak léegi am na lu toll ci ab bilang juróomi doomu aadama mën nañ jàpp ni sax ci juróomi doomu aadama yooyu ñetti force de l'ordre yoo xamante ni faatu nañ ci mbir mile. jërëjëf Moussa Sène yemoo ko fu ñu yëkkatee jotaay bi ci li nga xam ne moom moo soxal kon xibaar yi mu mel ni kon ñaareelu pàcc bi dañ leen di kon bàyyi léegi ak mi journée bi gannaaw ba ñu jaajëfalee ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo doon teewlu Safiatou Cissé li nga xam ne moom moo di ñaareelu pàcc bi ci wolof lan moo fa gën a fës. Fatoumata Seye Ndir gannaaw bañ la nuyoo ñu wax rek li ngi gën a nar a fës
si bi lépp magazine d'information maanaam ñaareelu pàcc bi ñu nar see waxtaanee li di ab dossier éducation boo xamante ne kii di suñu natango Moussa Sène amal na ko di ñëwaat rek si jafe-jafe yi nga xamante ne lii di njàng-njàngaleeg bien njàng-njàngaleeg beeg ñu ngi ko si nemmeeku Moussa Sène def si ab gëstu bu yaatu si tey ji nag di àllarba yemook ñaar fukki fan si weeru novembre si atum 2019 si la ñuy màggal bés bi nga xamante ne moom la ñu jagleel tout tànk yi si àdduna wërngël képp ñoom nag ñu nekk ab couche bu vulnérable si noonu rek kii di Théodore Simedo sekk si ab waxtaan bu yaatu ak Biralo bokkee sa plateforme pour la protection et la promotion des droits humains mu nar si andi ay leeral si bilépp magazine nga xamante ne dañ ko nar a ndar képpe lii yéenekaay yi xëyee. kon mu ngoo ko ci kanam tuuti nga daal di ko faram-fàccee ñu daal di jaajëfal ñëpp ñi nga xam tamit ñoom ñoo jot a jàpp ci xibaar yi ba mu yemb jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd bu rafet bi xam leen ne seen kóolte moo li ñuy sagal saa su nekk di ñaan borom bi nga xam ne daal teewu ko mu aar ñu laa fa yàq yeggul ñu jox kàddu gi Safietou Cissé ba suba ak jàmm incha allah.